maa ngi tudd madame Ndiaye Oumy Seck nekk ci benn kuréel gu ñuy wax SED nag centre la d'écoute et d'encadrement pour un développement durable maanaam dafay dajale ay jigéen ñoo xam ne dañuy dox ci wàllu développement durable loo xam ne femmes yi dañuy am seen autonomisation. solo ndaje bi moo di que ne tey jii dañoo dajale woon daanaka pour tëj benn projet boo xam ne dañ koo tàmbali woon waaye lu weesu loolu dafa am ay jéego yu ñu defoon yoo xam ne dafa dem ci wàllu mbay ci dëkku taax yi. mais suñu nee bay ci dëkku taax yi comme léegi ku ne xam na ne dëkk yëpp daanaka léegi ay dëkki taax lañ ñoom nañ ko daan defee dañ ko doon def ci biir kër yi tey nag partenaire bi nga xam ne moom lañ doon liggéey boobu ci 2012 ba léegi mu sant ñu ne nañu xalaat ay pexe yoo xam ne suñ ko lalee mbir mi dana gën a siiw dana gën a law waaye itam mboolem autorité yoo xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi moo xam service nga moo xam élu nga moo xam koo mënti doon en tout cas képp koo xam ne da nga amee baat nga mën cee dugg sóobu ci ba nga xam ne liggéey bi day gën a yaatu nit ñi gën koo xam waaye la nga xam ne moom la nit ñi séntu ci liggéey bi pour seen nekkin ci biir askan wi ak ci seen dund ak ci seen wér-gu-yaram mbir mi gën a yaatu ba ñu xam ko ba pare di ko jëfee loolu moo waraloon ndajem tey bi. am ak agriculture maanaam mbéy dafa am lëkkaloo boo xam ne bii am na ci biir parce que agriculture maanaam dañuy produire loo xam ne lii nit ñi dañu koy lekk te lekk boobu bu fekkee ne lekk bu baax la dafay dundal nit ki dafay empêcher aussi nit ki am feebar. malheureusement ci agriculture bi aussi am na façon mbéy yoo xam ne dañuy day mën na indi rëkk-rëkk ci wér-gu-yaram agriculture classique boo xam ne bii dañuy utiliser ay pesticides maanaam yi nga xam ne ñooy rey li nga xam ne mooy feebaru végétaux yi maanaam feebar yooyu pesticide bu ñu ko utiliser mën na dem ci ñam mi mën na dem ci donc produit final bi nga xam ne moom ngay jël loolu du baax ci yaram nit ki du baax ci santé beneen bi tamit mooy ndox yi ak ndox yi ñuy arroser aussi jardin yi parfois war nañ ci def attention parce que am na ay métaux lourds yoo xam ne bu fekkee ne bare na ci légumes yi ak yooyu du baax aussi ci suñu santé moo tax ñu war a sàmm loolu yëpp te pour sàmm loolu yëpp ñu ngi promouvoir agriculture bi ñuy wax agriculture bio nga xam ne du ñu utiliser pesticide nga xam ne du ñu utiliser engrais chimique nga xam ne donc du am ay métaux lourds ay yeneen substances yoo xam ne baaxul ci suñu organisme day joxe ay feebar ay cancer wala ay feebaru rognon wala rein wala yu mel noonu donc promotion agriculture bio war nañu ci góorgóorlu bu baax a baax bu ñu sañoon loolu la ñuy lekk parce que avant légumes yi ñu daan lekk am na fanweeri at légumes yu baax la woon parce que daaw ñu utiliser engrais chimique daaw ñu utiliser également pesticide c'était très naturel loolu nag moom ci la ñu war a dellu si améliorer ko parce que am na pesticide yoo xam ne pesticide bio la maanaam par exemple huile de neem yeeg yooyu mën na rey gunóor yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg def ci suñu plantation yi te du indi benn feebar ci nit ñi encore mën nañu wax ne agriculture bi aussi ni ko FED bëggee def dina suqali aussi pouvoir d'achat jigéen ñi ak famille yi di jox xale yi aussi lekk bu baax boo xam ne bi am na ferñeent yu bëri yoo xam ne seen santé dina gën a baax. ay mbalit yi nga xam ne dafa nekk ci dëkk yi loolu quand même ak yeneen ak en terme d'aménagement yi mu indi li ñu woowee ci équilibre psychologique nit ki mooy nit ki di dox ci environnement bu neex di noyyi lu neex et cetera ñëwaat na un peu ci li ñu woowee les métaux lourds quand même problème yi muy indi en termes d'équilibre environnemental donc yooyu yëpp activité urbaine ci ni muy contribuer ci nettoyer yenn gox yi dina permettre quand même un peu ñu atténuer mais loolu tamit amul kese ay effets positifs wax ñëw na un peu ci yi nga xam ne ay problème la xam ni ci activité urbaine mën na cee judd mooy bu njëkk bi mooy mbirum ndox bi nga xam ne ñenn ñi dañ koy utiliser di ko arroser ndox boo xam ne setul te loo xam ne nit du ko gis mais loolu dafay yegg ba ci légumes yi nga xam ne nit ki bu ko lekkee dina am lu mu def ci yaramam loo xam ne baaxul
beneen aspect bi mooy wax na ko mooy pesticide yi nga xam ne ñeneen ñu ngi koy utiliser mais du ñëpp yàlla def na ni sedd alhamdulilah moom jëriñ bi kiiwul loolu donc am na ñoo xam ne ñoom en terme de rentabilité bëgg affaire bi gën a bari rek ak gën a gaaw moo tax ñu utiliser yenn yi te duñu xam en général naka lañ koy utiliser donc muy indi un peu problème mu dosage beeg formation bi nga xam ne ñeneen ñi war nañ ko am mais li ci am solo ci loolu mooy pesticide yi du loo xam ne loolu lu mënta ñàkk ndax seet tey ci expérience ma wane na ni pesticide mën nañ koo bañ a utiliser te am na yeneen pexe yoo xam ne buñ ko tegee li pesticide bi di indi ci garab bi moom mën na ko indi yaakaar naa ci activité seet yi un peu dinañ ko ci découvrir donc beneen aspect bi mu évoqué donc mooy métallurgie yi comme ni mu ko waxee mais tantôt nga xam ne napp bi nga xam ne fa la ñuy sukkandiku pour utiliser ndox mi wala fa la ñuy jëmbat garab yi ci suuf si donc métallurgie bu leen infecté mën na am gàllankoor un peu ci loolu donc mu terminer un peu di def plaidoyer un peu pour ci agriculture urbaine li donc ñu gën a yokk maanaam li nga xam ne dañ koy bay ci gox yi te wàññi yàpp yi xam naa ne suñu mbokk séeréer yi du ci kontaan loolu waaye yaakaar naa loolu am solo mu terminer un peu di lancer benn plaidoyer bi nga xam ni li ñuy wax les groupes d'acteurs maanaam ñi nga xam ne seq dëkk yeeg yëpp ñu jéem a daje réfléchir quand même de manière sérieuse ci affaire agriculture urbaine di xool nag pour mën a teg ay pexe yoo xam dina ko mën a may doole bu baax ci dëkk yi donc yaakaar naa loolu lañu tënk un peu ci communication bi mu def di leen ñaan tamit bu leen amee ay laaj bu ñu noppee ci communication mi docteur Cissokho ngeen mën ko yeggee suñu ñaari docteur kenn ki nga xam ne ci alam bi la gën a nekk docteur kenn ki nga xam ne ay comité yoo xamee ni nii ñu bëri ñu fi toog nii ñu ngi ci bokk ñu dem ba fi mu toll nii liggéey bi dem ba yegg Tivaouane yegg tamit Tivaouane bokkul ci département de Thiès kon déjà léegi ñu ngi am ambition wu région léegi tamit ñu ne am na niveau de décision yoo xamee ni nii maanaam bu ñu amee programme bu yegg foofu fa la ñuy gën a mën a influencer processus maanaam boo nekkee ci benn commune rek te loi yi nga xamee ni ñoo tënk commune bi am na niveau boo xamee ni nii fa lañ koy discuter fa lañ koy négocier boo demee ba sa programme egg niveau boobu xëy na boo waxee ñi nekk niveau boobu comprendre am na nag ci programme yi ñu teg nii loo xam ne niveau national bi daf cee am doole lool yooyu yëpp nag dina feeñ ci stratégie bi ak ni ñu koy jaar mi ngi tudd stratégie régionale d'agriculture urbaine et périurbaine du SED pour la période de septembre 2018 à septembre 2021 jàpp léegi ñu jàll rapidement ci objectif global bi objectif global, contribuer à la végétalisation des quartiers urbains et périurbains de la région de Thiès, à la consommation de produits sains, à la génération de revenus décents pour les producteurs dans le cadre d'une agriculture saine et durable. léegi nii ñaari exposé yi ma seet dañ maa dimbali ma bañ a nekk ci élément de contexte yeeg lu tax ñu koy def ak loolu ndax wax dëgg yàlla dafa leer te ñoom dañ xam liggéey bi lan la léegi. objectif bi nga xam ne nii mooy objectif global li muy wut mooy mu am ñu am verdure ñu am dëkk boo xamee ne nii bu mënee vert baax na lu weesu loolu la vert boobu di jur mu nekk loo xam ne dañ koy dundee te ñu koy bëy ñu am ci loo xamee ne nii dinañ ci mën a sutur ñu koy bëy xëy na dina am wàll woo xam ne ñoo koy consommer ndax ñoom it bëgg nañ lu baax waaye dina am wàll woo xam ne dañ koy jaay léegi nag loolu mooy stratégie loolu fu mu mënti yegg rek bëgg nañ mu yegg ko diggante fii ak 2021 ci biir région yëpp léegi mu am ñetti objectif yoo xam ne moom la ñuy wax objectif spécifique ndax boo amee objectif global ne lii laa bëgg a def xëy na ni ñu koy gën a mën a defee mooy nga yoonal ko ci yoon bu nekk nga am loo koy liggéey yoon yëpp nag xëy na sax ñoom ñooy demandoo waaye bi ci njëkk nga xam ne moom la ñu jàpp ci numéro mooy améliorer la consommation en produits agricoles maanaam bu ñu fexe ba produit yi nga xamee ne nii dañ koy béy ci dëkk yi ñu yokk consommation mais ni ñu koy yokkee dañ koy yokkee ci aménager ay espace vert yooyu ñoom ñooy nekk ay pôle de production yooyu dañ leen di boole ak ay pôle de consommation bu ko defee lépp nekk ci agriculture urbaine bu ko defee fii koo xamee ne nii maanaam danaan damay béy bio moom xam ne ci li muy béy bio lan la ciy consommer boppam ak lan la client yi mu am ay xaar pour jënd ko ci moom kon ñu nekk kon li ñu yéene ci dëkk boo xamee ne nii ñii dañuy produire
di ci lekk di produire di jaay ñeneen ñoo xamee ne nii loolu lañu bëgg a produire waaye végétalisation bi bu ñu demee ba ci biir di ngeen gis ne nekkul rek produire pour lekk nekk na tamit ñu aménager ay cadre yoo xamee ne nii day dundal dëkk bi tout à l'heure docteur ci cours magistral bi mu def parce que cours magistral la vraiment boo gisee da ngay mel ni université nga nekk wax na ba ci fin bi mu ne waroon naa gën a insister ci facteur bien-être maanaam jàmm yàlla xam na ne boo yeewoo jàkkaarloog espace boo xamee ne ni gàncax la ak boo yeewoo jàkkaarloog béton xëy na doo am même réaction donc loolu am na lu muy joué am na yeneen i aspects yoo xamee ne ni nekk nañ ci jàppoo mais dinañ ci dellu si waat léegi boobu mooy objectif bi production mooy objectif production consommation léegi mu am beneen objectif spécifique mooy numéro 2 objectif boobu mu ngi jublu ci ñiy waxtaane mbir moomu ñu koy discuter ci biir dëkk bi di am ay réunion yoo xam ne dañ koy consacrer loolu ba ñi nga xamee ni population yi dinañ xam lan mooy consommer local ak ban njëriñ la am comme ni ko docteur waxee dinañ xam lan mooy consommer sain ni ko docteur Mbaye waxee dinañ xam nan la ñuy protéger environnement bi ñu dëkk ak nan la ñuy protéger tamit li ñuy wax biodiversité kon nga gis ne am na wàllu woo xam ne ni ci wàllu production la xëy na dina am ñu ciy liggéey am ci wàllu consommation dina am ñuy consommer waaye ñun tamit bu ñu mënoon fépp ci quartier yi ñu dëkk ñuy waxtaane yi di ci am ay éléments d'information dina baax jàppoo léegi bu ñu amee élément information yooyu ak waxtaan ñun ak yéen dañuy fexe ba nga xamee ni ñi nga xam ne ñooy décider ci dëkk bi ñu jël en compte li nga xamee ne nii mooy bëy bu demee noonu ci biir dëkk bi bu ko defee ñoom it décision yi ñu ci war a jël ak ressources yi ñu ci war a indi ñu indi ressources yooyu ba lépp mate kon bu may fàttali bu njëkk bi mooy nañ am objectif boo xamee ni production la ak consommation bu yokk nañuy bëy lu bëri di ci lekk lu bëri ñaareel bi nañ ciy waxtaan ci xool njëriñ li mu am ñetteel bi ñi nga xamee ni ñoom ñooy suñu ay décideurs nañ fexe ba ñoom ñu jël ay décisions yoo xam ne dañuy dem ci sens boobu pour développer loolu ñetti objectif yaa ngi noonu léegi objectif bu ci nekk nag maanaam maa ngi tënk nii daa am ay activités yoo xamee ne ni moo koy lor objectif yi daa mel ne ay avenue mu am loo koy def ay kër ak ay yaakaar waaye bu ñu ñëwee ci activités yi nañ gis ne ci objectif bu njëkk bi ñi ngi am comme activité benn étude environnementale et socio-économique étude boobu daanaka bu ñu yokkee tuuti ci ñaari docteurs yi li ñu wax dinañ gis ne sur le plan environnemental gis nañ njëriñu programme bu mel nii sur le plan économique mën nañoo tamit calculer ñi nga xamee ne ni maanaam day wàññi seen i dépense jëme ko ci marché ak ñi nga xam ne day dem ba wàññi seen i dépense santé ndax plante yi boo demee ba ci biir am na ci plante yi faj gàncax bi moom day yokk wér-gu-yaram donc ñu def étude boo xamee ne nii day wane loolu dem ba wane sax ne xëy na xale yi bu ñu génnee si école yi gis jardin yooyu wala ñu am jardin yooyu seen biir école am na beneen njëriñ boo xamee ne nii dina koy am sur le plan éducation léegi nag daa nekk loo xamee ne nii wareef la saa yooyu def liggéey boo xamee ne nii day laalaale suuf see tabax ay bâtiment ak yooyu nga def façon étude bi kon mënuñu koo ñàkk léegi étude boobu bu ñu ko defee dañuy génne impact yi nga xamee ne nii ñoom ñoo baax ci li ñuy def ba pare génne impact yi nga xamee ne nii tamit dañ am na loo xamee ni mën nañ koo war a yàq loolu ñu war a yàq tamit dañoo mën a wax nan lañ koy mën a defaraale donc étude boobu foog ñu def ko pour caytu bu baax fan ak fan lañ jëm léegi bu ñu paree étude boobu ñu daal di am li ñuy wax comité de gestion dafa am ay programme boo xam ne mu ngi waaj a jeex programme bi dem na ba installé juróom benn groupement Thiès Est Thiès Nord ak Thiès Ouest fu ci ne am na ñaari groupement de production yoo xam ne ñu leen xaymaa war na ma juróom benn fukki soxna yu koy liggéey léegi groupement de production yooyu ci loolu lañ doon liggéey ba léegi ñu ne bu ñu bëggee yokkaat nañu dem ci quartier yi daal di fay am ay jardin de quartier léegi kon bu boobaa dinañ am ay comité de gestion yoo xam ne ñoom ñoo yore groupement yi am ay comité de gestion yoo xam ne ñoom ñoo yore jardin de quartier yi ñooñu dañ leen war a installé bu ñu leen installé nag ci fan yi néew incha allah dinañ ñëw ci gox yi xool ñaata la ñu war a nekk ñaata jeunes ñoo ci war a bokk ñaata mag ñoo ci war a bokk ñaata jigéen ñoo ko war a yore ñi ñuy toogal ci quartier bi ñu waxtaan ba d'accord ci comité yi nan la war a def léegi bu ñu paree ci comité yooyu dañuy bind nag maire commune yi ne leen quartier bii kat bëgg nañ faa liggéey ci ni ñu waxante woon ak ñoom parce que maire yi réerante wuñu ci programme bi bu baax maanaam temps bee ñu may rek ne leen kat fi mu toll nii
ñu ngi créer lu ñuy wax comité de gestion yooyu dañoo bëgg yéen ngeen autoriser leen jox leen ak yelleef yi war ci comité de gestion yooyu ñu mën a caytu li nga xamante ni mooy jardin de quartier léegi maire yi bu boobaa bu ñu bindee leen comité de gestion bu nekk dina am këyit bu wóor boo xamee ne nii tënk na li nga war a def ba pare may na la autorité nga def li nga war a def léegi bu ñu paree loolu ñu daal nag ni comme comité yi installé nañ leen am na noo xamee ne nii noonu lañ leen war a former parce que ñoom ñooy gérer programme bi léegi nag formation yi dañoo xalaat ay capacité yoo xam ne ñooñu war nañ xool mu nekk lu toll ni juróom-benni capacité dama koy wax rapidement rek agroécologie ci la bokk travaux d'aménagement au jardin ci la bokk ni ñuy gérer jardin de quartier management du jardin de quartier ci la bokk gestion des organisations ci la bokk gouvernance locale maanaam ñu xam tamit ñiy gérer comité de gestion ñu xam lan mooy àq ak yelleef collectivité locale yi collectivité territoriale yi ñuy liggéey loolu tamit ci la bokk ak suivi évaluation muy lu am solo di caytu régulièrement jardin yi ñu toll ak programme bi fi mu toll loolu dañ leen ciy formé bu ñu leen ci formé ñoom ñu nekk ay comité de gestion nag bu boobaa nag ñu jàll ci benn document bu ñu tuddee manuel de procédure manuel de procédure bi day nekk document boo xam ne dañ koy bind comité de gestion bu nekk xam nan ak nan nga war a gérer sa jardin de quartier wala sa groupement manuel boobu nag moom mooy nekk li nga xamee ni moom mooy nekk maanaam outil de pilotage bu jardin yi dem lépp luy wàllu contrat lépp luy wàllu xaalis lépp luy wàllu administration ak gestion manuel boobu war na ko mën a génn léegi bu ñu paree si loolu ñu daal di jàll ci jàpp ñu jàll ci léegi nag aménage espace yi aménage espace yi mooy fi mu toll nii am na groupement yoo xam ne ñoom ñi ngi liggéey seen liggéey groupement yooyu dañuy continuer ak ñoom waaye am na ay comité yu ñu war a indi ci quartier yi ba pare comité yooyu ñoom ñoo war a gérer jardin de quartier jardin de quartier yi ci ñi nga xamee ni nii njort nañ ko ne foofu lay amee dem nañ ba visiter am na si yoo xamee ni nii am na ay aménagement yu ñu ko war a def kon loolu moo waral aménagement des espaces léegi bu ñu aménager espace yi muy clôturer muy yokk suufa bu mu mënti ne ci jardin yi parc bi léegi nag bu boobaa ñu daal di commencer exploitation maanaam bëy beeg defar parcelle ak yooyu léegi nag ci bu ñuy def noonu dañuy installer waale ay points de vente yoo xamee ni nii xalaat nañu ci biir stratégie mu nekk 19 ci biir biiru Thiès yoo xamee ni nii li ñuy bëy mu jóge ci jardin ak ci groupement yi bu fekkee ñu koy bëy consommé wuñ ko foofu lay dem directement mais am na tamit yeneen jumtukaay yi ñuy am pour dem ci client yi ndax client yi maanaam monsieur et madame bu dem jëndi rek mais client